yéenekaay yi ak la ñu xëyee Cheikh Biango ni lañ ci dalal maa ngi lay nuyuwaat Cheikh Diop. maa ngi lay fay Fati nuyu sama naataango yu ma bokkal plateau bi nuyu mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média li ñu koy amalee bés bu jot. aywa yéenekaay yi ñu doore ko ak l'observateur mu mel ni mbiram escroquerie la xëyee ak mafia bu arnaqueur yu orange dafa mel ni tàbbi nañ ci loxoy yoon. mu mel ni itam ñooñu nag fa nga xam ne moom moo di ca Kaarang lañ leen daal di jàppee mu mel ni itam lenn ci ñoo xamante ni nag defkatu ñaawteef yi daal nañ leen di tuumal lu toll ci 80 millions de francs CFA ak itam ñaari procédure faati lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 7 bu l'observateur di kat baax ci mbirum ay rapport international Blaise Diagne mu mel ni itam malaise bi nga xam ne daal na fay am ki nga xam ne itam moom lañ njortu ne moom moo dekk daal di jëf ju ni mel ñi saytu wàll wi rek daal nañ koy teg yoxo bor boo xamante nii nag amee na ko lu toll ci ñaari milliards ci suñu ay koppar wax nañ itam ci lépp lu ñeel enquête mu ñeel utilisation wu drone fii ci réew bu Sénégal mu ñeel xarala yoo xamante ni mën na rek amal njëriñ lépp lu ñeel wàllu média ak yeneen yu ni xeetoo ab crise énergétique dans le monde ku moywul itam njaboot gi daañu gën a sonn ci lépp lu ñeel wàllu dundin mi fii ci réew bu Sénégal yenn ci ay kàddu yoo xamante ni séq na ko ak nga xam ne nag moom moo di Serigne Mboup ancien directeur général bu Petrosen ak itam Sarr football coaching waxaat nañ bu baax a baax ci lépp lu ñeel wàllu spécialiste des montées Ousseynou Sène daal nay wax yenn ci ay secret lu ni mel daal na koy dénk suñu ay naataango jàppal ne lu doy waar loo xamante ni diwaan bu Géejawaay la ñu ko nemmeekoo xale bu jigéen boo xamante ni am na ci lu tollook fukk ak juróom-benn ci ay at moom moo daal di wasine ci wonog bi ba nuppi daal di sànni doom ji ci kër gi nga xam ne moom la ñu jëllool mu doon lu doy waar wala jàppal ne liir ba ma nga ak bakken ba tey ñu utali beneen ab yéene kaay faat yi muy enquête dikkaat bu baax a baax wàllu politique bi yeewi wàllu présidence de l'Assemblée nationale le choc des ambitions lu nu mel rek daal di xëy fësal ak ñenn ci ñoo xamante ni xàmmee nañu leen lool ci li nga xam ne moom moo di kujje gi ñu mën cee jukki ku ci mel ni Cheikh Abdou Bara Dolly Barthélémy Diaz ak itam ki nga xam ne moom moo di Ahmed Aïdara. ñu dem ci beneen yéenekaay muy le quotidien dikkaat bu baax a baax ba tey ci li mu ñeel langu ko politique bi ba tey annonce de son candidat au perchoir mu mel ni nag Yewwi libère demain incha allah la rek daal di xëy fësal lépp lu ñeel itam grève yu prestataire hydraulique rural le Magal menacé par la soif lu ni mel le quotidien moom moo ko rek daal di xëy fësal ci yéenekaay wile Cheikh Dieng wi nga xam ne itam daal dinay dudd wala bokk wan ginnaaw parti démocratique sénégalais comme ca joxoñ baaraamu tuuma itam bokk na ci Karim Wade bi mu njort ne ñoom ñaar seen ay gis-gis bokkul benn yoon. aywa ñu jàll ci le soleil dikkaat ni mu koy defee bés bu jot mu ñeel feuille hivernage mu mel ni itam village de Sédhiou symbole du refus colonial rek daal di xëy fësal Sandiniéry à l'épreuve de la modernité la rek daal di jukki ci li nga xam ne nag moom moo di page 11 jàpp 14 Fati. Libération lu doy waar mu doon loo xamante ni ca Touba Jalaaw benn wayjur boo xamante ni ay atam toll na ci juróom fukki at moom mooy sàkku aw doomam boo xamante ni saa yu ñëwee fii ci réew bu Sénégal mu mel ni nag vacances yi nga xam ne da ko fi amal day sàkku doomam bu jigéen boo xamante ni mi ngi am ci lu tollook fukk ak juróom-ñaar ci ay at mu mel ni itam lépp lu ñeel wàllu yoon yenn ci ay preuve yoo xamante ni nag am na ko bokk na ci audio yi nga xam ne mi ngi ko doon amal ak doomam boobee nag di ko baalu ak saa su nekk tey wax rek ne mbir mi bu sennee mënees naa xaru kooke itam daal dañ koy teg loxo wax na itam anam bi nga xam ne noonu ne lay amalee lu ni mel su 6 heures du matin jotee mu dugg ci li nga xam ne moom moo di chambre ku jigéen kii di ko sàkku ci loo xamante ni du coobareem mu doon lu doy waar loo xamante ni libération daal na koy tënk ci juróom benn poñ ñaareelu pàcc wi ñu dikkaat gën koo faram-fàcce journée internationale des personnes disparues jàppale nag gën gaa yees ñu toll ci 25000 tout tànk daal nañuy rek réer li nga xam ne moom moo di seen ak waajur ci la jamono kenn gisee su leen faat yi
aywa ñu dem ci la tribune. Tribune dikkaat bu baax a baax ci li nga xam ne moom diggale woon jëm ci ñi nga xam ne nag féete nañ ci kujje gi mu ñeel cumul yi mu mel ni itam ñoom la nga xam ne moom la ñu waxoon lépp dañ ko daal di waxeet Fati 3 syndicats se démarquent de la grève ak itam li nga xam ne nag moom moo di jafe-jafe yi Sen'Eau naka noonu itam dalal nañ xelu askan wi bu baax a baax ci lu ñeel ñàkkub ndox mi ak yeneen yu ni xeetoo ñu dikkaat ci leneen. Walf Quotidien. Walf Quotidien xëy fësal ki nga xam ne moom moo di njiit bu Pastef moom Ousmane Sonko boobaak léegi mu ñeel candidature am ci élection présidentielle 2024 kaddu yi nga xam ne da koy yëkkati ndax teel na am teelu lu mu ci mënti doon laaj la woo xamante ni suñu naataango yi ñu ngi koy addu lépp lu soxal itam primature lu ñeel PM bi ki nga xam ne moom moo war a nekk premier ministre fii ci réew bu Sénégal moom njiit bu réew mi ba tey pareegul ngi rek daal di tabb ku ni mel wala boo ko joxeegul turu ki nga xam ne nag moom moo ko war a nekk. Les Échos dikkaat bu baax a baax ci lu ñeel li nga xam ne nag moom moo di derrière la découverte de chanvre indien fa nga xam ne nag moom moo di diwaan bu Kolda lépp lu ñeel ambulancier yi nag anam li nga xam ne noonee la ñu koy doxalee di daal di def loo xamante ni bokkul benn yoon ci li nga xam ne moom moo di seen ak liggéey lépp ñu ngi ñu koy nittali ci li nga xam ne nag moom moo di page 4 bu Les Échos dikkaat ba tey ci lu ñeel mbirum plainte contre l'ancien directeur général bu SNHLM mu soxal itam ñaari immeuble yi nga xam ne nag dañu ko jaayoon ginnaaw bi mu doon jiite lu ni mel procureur bi nag ci la jamono mi ngi sàkku ñu ubbi aw information judiciaire faat yi. aywa bés bi le jour dikkaat ba tey ci lu ñeel langue ko politique bi fii ci réew bu Sénégal Pastef dans la danse lu ni mel la rek daal di xëy fësal mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di ca pencum ndaw réew ma. L'As quotidien dikkaat na bu baax a baax digle yi Serigne Mountakha Al Bachir jëmale ci askan wu Sénégal rawatina màggalug Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul. Vox Pop dikkaat na bu baax a baax ci lépp lu ñeel li nga xam ne moom moo di démission bu Cheikh Dieng ci PDS Fati ci anam bi nga xam ne noonu la giseewul ak ñi nga xam ne ay cëslaay lañ ci boobule parti. Source A à la une Barthélémy Diaz sàkkal ou coince lu ni mel rek fësal laata loolu mu ñaxal li nga xam ne nag moom moo di négociation Yewwi Wàllu mu soxal présidence bu assemblée nationale Barthélémy Diaz sans li nga xam ne moom moo di laisser d'adresse lu ni mel rek daal di xëy fësal nataalu ki nga xam ne moom moo di maire bu Ndakaaru. Le Témoin quotidien dikkaat bu baax a baax ci lépp lu ñeel ki war a toog ci fauteuil yu premier ministre fii ci réew bu Sénégal boobu ak léegi tànneef li te njiit mu réew mi. ñu dem ci Sud Quotidien dikkaat bu baax a baax ci opposition joue le trouble fait lu ni mel rek daal di xëy fësal mu ñeel ba tey mbirum assemblée nationale pencum ndaw réew ma ñi nga xam ne ñoom ñoo fa war a teewal askan wu Sénégal. ñu dem ci tàggat yaram ak record. Dikkaat bu baax a baax ci match wi nga xam ne nag ñu ngi koy xaar ni ki tey bu 18h45 jotee Angleterre West Ham Tottenham ñoom ñoo war a rek daal di jano mu mel ni nag Pape Matar Sarr une chance convaincre Conte lu ni mel la rek daal di xëy fësal ndax mënees na rek dox ci xelub entraîneur bi ba rek daal di am li nga xam ne moom moo di confiance am Matar Ba jëruñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu tàggat yaram mu mel ni itam lépp lu ñeel mondial bi nag xam ne leen daañ ko door ci juróom benn fan ci weeru septembre. aywa Stade ak Ghana war a delluwaat fu mu miin lépp lu ñeel itam transfert bi ca Everton daal nañ koy boucler niki démb wax na itam saison yi nga xam ne am na ko ca Paris ak itam trophée yi nga xam ne jot na ko laal toll ci juróom-ñetti trophée faat yi. ñu jeexalee ak sunu lamb. fukki at yoo xamante ni am na ko te amul défaite invaincu face à Ama Baldé un sacré client pour Gris Bordeaux lu ni mel la rek daal di xëy fësal ci li nga xam ne nag moom moo di xët wu njëkkam sunu lamb ñaareelu pàcc wi. ñu dikkaat gën a faram-fàccee lu ni mel faat yi. jërëjëf Cheikh Diop ñu lay sant bu baax di la gërëm ci kanam tuuti di nga ñëwaat mu gën a yaatu à tout à l'heure ma bàyyi la nga dem jël sa meew l'écran ñaareelu pàcc bi Cheikh Diop lañ ci fas yéene àndalaat insha allah actu commenté bi Chérif Malick Marcel Maroun mu mel ni démission yi ñi ngi wéy foofee ca parti démocratique sénégalais la semaine dernière Toussaint Manga moom moo démissionné woon tey nag secrétaire général adjoint bi di Cheikh Dieng moom moo génn ci parti démocratique sénégalais.
waaw mel na ni fi mu nekk nii vague de démission la ñuy wax sax te ñiy démissionné du ñu ay ñu ndaw ci parti démocratique sénégalais. wax nga ko barki Demba Ndiaye Toussaint Manga moo njëkk a tekki ndombay tànkam moom député la woon ci parti démocratique sénégalais mu tekki ndombay tànkam ci bépp kuréel bu PDS moo xam comité directeur yi la wala secrétariat national wala comité directeur ak fédération bu Ziguinchor moom Toussaint Manga liñ ci jàpp moo di ne élection locale yi. daf ci lajoon waaye élection législative yi kenn tabb ko woon waaye moom gis-gisam dafa woroo ak waa parti bi ndax jàpp na ni ñàkk considération dafa am ci moom waaye tamit tànneef gi ñu tànnoon foofee ca Bignona Oussouye ak Ziguinchor benn nitu PDS bokk ci woon loolu bokkoon na ci li tax mu démissionné waaye ki nga xam ne moo di Cheikh Dieng dafa nekk kàngam ci parti bi am yi tamit doole ju bëri ci département de Pikine ñu fàttali ni moom mooy maire Djiddah Thiaroye Kaw yi tamit moo ko nekkoon maire Djiddah Thiaroye Kaw donc mu nekk vraiment une grosse ponte du parti bu demee tey ba teggi ndombay tànkam la nga xam ni moom la joxe comme prétexte mooy gis-gis bu waroo ak gis-gisu Karim Wade mi nga xam ne moom la ñu dénk parti bi parce que ku nekk xam na ne tey PDS benn constance moo fa amoon benn nit moo fa nekk unanimité mooy góor gi di maître Abdoulaye Wade la dévolution monarchique du pouvoir lañ doon wax ci ay jamono waaye dañ dem ba PDS aussi mu nekk la dévolution monarchique du parti parce que Karim Prince à Doha bëgg a nekk maître à bord du PDS sans être présent c'est l'absent le plus présent dans le PDS tey jii est-ce que moom mën na nekk Doha di tirer les ficelles di jiite parti bu nga xamante ni parti bu mag la soxla une présence physique soxla yi tamit ñuy dajaloo ci instance yi di weccoo ay xalaat ba am convergence de but donc moom jàpp na ni moom ak Karim démarche opérationnelle ci présidentielle 2024 yi gisoo seen gis-gis bokk ci option stratégique maanaam ni nga xam ne noonu la ñuy taxawale seen i pexe ngir dem sàkku jiwaat pouvoir bi moom tamit bokk ci gis-gis ak Karim Wade loolu bokk na ci li nga xam ne moom moo tax mu tekki ndombay tànkam mais li nga xam ne moo ci am solo aussi mooy wane na ni moom lépp luy fonction nominative maanaam lépp lu nga xam ne lu ñu ko jox la ci ndomba tànk nommé ko wala mu nekk élection bu nga xam ne da ko gagné ci biir PDS ñu takkal ko ca ndombay tànk lépp delloon na leen ko mais ba léegi dafay des ci opposition bi waaye tamit teg bëtam ci élection yi nga xam ne moom lañ jëm muy élection présidentielle yu 2024 en tout cas lu ci munti am mooy PDS war nañu xoolaat seen bopp def ndëpp interne xool Karim Wade ndax mën na nekk fële di jiite parti bi parce que derrière Ablaye Wade c'est le vide total. Très bien. Chérif. oui yow parti démocratique Sénégal cascade de démission bi warul bett kenn parce que dañu jóge ci ay investiture rawatina élection législative yi avant Cheikh Dieng mi gis nga Mayoro Faye ak sëñ Cheikh Mbacké Bara Dolly mi nga xamante ni c'est l'ancien président du groupe parlementaire parti démocratique sénégalais ñoom it presque ils sont partis parce que ànduñ ci ni ñu defee investiture yi boo jëlee sëñ Cheikh moom dafa jàpp ni responsable politique la ci département de Mbacké il voulait diriger liste majoritaire bu Wallu Yewwi au niveau de Mbacké mais c'est son frère bi nga xamante ni qu'on a reçu la semaine passée bu ne bokk gis-gis moom lañ fa diriger mu nekk 13e déjà sur la liste nationale moo tax sax amun maximum de députés yu ko mën a may mu daal di siège Mayoro Faye égal bi nga xamante ni quand même moo yoroon monsieur communication du parti démocratique sénégalais sonn na ci trop parce que ñoom seen cas dafa xaw a quand même particulier parce que biñ ñàkkee nguur gi lañ gën a taxaw parce que moment boobu c'était très difficile parce que gis nañ fi ay hauts responsables yoo xamante ne biñ ñàkkee nguur gi ñoom dañoo teel a dem ñii transhumé dem ci Macky ñii créé seeni parti mais ñii dañ fay des ñu jàpp Karim Wade ci traque des biens mal acquis muy ay nit ñoo xamante ni dañu xeex quand même risquer seen vie Toussaint Manga mi nga wax ni dem na ci kaso Bara Gaye on ne parle pas de lui mais moom xam nga jël na ses distances avec le PDS depuis longtemps ba gis nga ko waa wàllu ñoom ñoo ko mujj Yewwi plutôt ñoo ko mujj ñu àndal ba mu nekk en maire après nekkaat député moom it il a fait la prison ci ay défendre ñi nga xamante ni moom mooy Karim Wade Cheikh Dieng mi aussi tout ce qui est en tout cas élection moo ko doon aki moo di ko liggéey ci biir parti démocratique sénégalais nekk un bon cadre boo xamante ni quand même au niveau de comme ni ngeen ko waxee Djiddah Thiaroye Kaw nekkoon na fa maire mais élection locale yi ñu génn il a perdu
lajjee mais commune bi sax la doon jiite benn moment sax amoon na espoir diriger comme li nga xamante ne mooy la ville de Pikine demoon nañ fi wàllu yoon moo ko ak ñoom Timbo ba gis nga ñoom Ousmane Sonko ak ñu ni mel dem jàppale ko bi ñu investir nag xëy na bon logiquement ak comme moo nekkoon presque le responsable au niveau de Pikine moo ko Abdoulaye Diop bi nga xamante ne mi ngi au niveau de Guinaw Rail ak Ndiaga mais on ne l'a pas investi ci li nga xamante ni quand même moom mooy liste majoritaire bi foofu nga xamante ni quand même moom mooy Pikine on a vu ay ñoom Mame Diarra Fam oui Mame Diarra Fam responsable politique la au niveau du PDS mais législature bi ñu génn dañ ko faloon ci liste li nga xamante ni quand même moom mooy diaspora bi donc logiquement doo mën a comprendre mu nekkoon ci diaspora ban xamee ko fa mu bàyyi foofu ñëw fi nga xamante ni quand même mooy au sein de Pikine pour defa doomu xëccoo loolu waral kon li nga xamante ni gis nga ko ci parti bi donc à ce rythme moom on se demande fan la est-ce que duñ dem ba nit ñi jeex maanaam ñi nga xamante ñoom ñooy gedd di ci xaw a contradictoire nag mooy day moment boo xamante ni on parlait de résurrection du parti ak élection yi biñ ci génnee ak seen intercoalition bi quand même ils ont eu au moins 24 député yoo xamante ni quand même dinañ ko yóbbaale fa la nga xamante ni moom mooy ci assemblée nationale dina wuute aussi ak la main tendue de Ablaye Wade parce que bu ngeen fàttali ko Ablaye Wade bi mu ñëwee ngir voter ci à la veille def na benn audio boo xamante ni nee na ñi nga xamante noo frustré ñi gedd ak ñëpp daal bu sañoon en tout cas bu commencé recevoir ay audience ñu ñëpp ñëwaat mu déglu leen ñu defaraat parti bi àndaat on parlait même de retrouvailles moment boobu nag gis nañ quand même nit ñaa ngi dem gis nga ko ak responsable yoo xamante ni quand même xaw ma nag après Ablaye Wade kon naka lay gérer mais Karim Wade aussi c'est un cas comme on dit parce que tamit parti démocratique sénégalais day parti boo xamante parti bu historique la am taxawaay fii ci Sénégal yor ko yombul quand même mais nag boo ko yor tamit dafa am noo ko war a yore parce que am li ma yor rek fii ci Sénégal parti politique ay nawle leen maanaam jiite ko taxul nga xeeb nit wala nga yàpp ko soxna Faty dafa am taxawaay boo xamante ni da nga ko yor a taxaw respecté leen su ko defee ñi nga xamante ñoo ci milité di am parti parce que des fois gëj ngaa dégg sax ay comité directeur wala ay instances yi nga xamante ni comme ñooy parti ba ci ay congrès di am ci parti te loolu quand même du rek PDS d'autres partis aussi ñi ngi fi moo tax quand même pëccëxoo gi nga demee ko ak ñàkk de démocratie à l'interne de ces partis. Très bien Marcel. waaw selon moi il s'agit de la suite et peut-être pas de la fin de li nga xamante ne moom mooy vague de frustration bu am ci parti démocratique sénégalais. Chérif mu ngi koy fàttali au tout début après la deuxième alternance jot nañ fi am ay vague de démission ñi créé fi seen parti. ñeneen dem transhumé donc il y a réellement un problème depuis très très longtemps ci wàllu parti bi en termes de succession. ndaxte ba Abdoulaye Wade ba mu fiy jógee il n'a pas su réellement am numéro 2 ci biir parti démocratique sénégalais et que liñ doon xalaat en tout cas que dafa bëggoon teg doom ji au plus haut sommet de l'État déjà et que logiquement dafa doon jaar par le PDS ça commence à se confirmer ndaxte jamono jooju il voulait pas le confirmer officiellement moom Wade mais dafa mel ni rek luñ ko doon jiiñ ci wàllu boobu moom mooy mujj am donc effectivement ça commence à quand même bien faire ndaxte ñi nga xamante ne ñoom ñoo teniroon le bout malgré tout ba vague de démission yu njëkk yi amee ñoom ñu des ci parti bi malgré tout continuer combat bi tey ils sentent peut-être pas évolution bi nga xamante ne moom moo am ci bile parti qui perd de sa superbe au fil du temps donc vague de frustration la boo xamante ne malgré l'appel de maître Wade il n'y a pas eu de suite à cela ñu yaakaar ne rek xëy na fii lay nar a yem que du nar a continuer noonu ndaxte Toussaint Manga aussi ñu ngi ko doon wax il y a quelques jours de cela moom tamit il avait démissionné de ce parti historique donc toog waxtaan entre ñoom jéem a démocratiser la chose tamit war na leen ngir ñu bañ a rek ku ci nekk mën a sentir boppam ci biir et pas que ñu am impression ne lépp dañ ko teg rek ci loxo Karim Wade ça je pense que am dëgg la moom moo créé parti am moom maître Wade le PDS mais war na en termes de succession def ko de façon très très démocratique. Pour le cas du docteur Dieng moom de toute façon il continue à croire en ce combat-là au sein de l'opposition pour ñi nga xamante ne dañu yaakaar ne peut-être que dafay nar a rejoindre la mouvance présidentielle il a réaffirmé son ancrage dans l'opposition et que 2024 en ligne de mire objectif bi mooy lan mooy jëlee fi Macky Sall entre autres. Merci. aywa wait and see comme on a l'habitude de dire aywa léegi ñu jàll ci leneen mbokk yi muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.